li ci gën a fës liggéeykat yu Voile d'Or ak it yu Monaco plage tey la ñu xëy amal ab toogaanub ñaxtu la leen métti di seeraayu redevance yu port yi ñu ne nag bu ñu ci jógul lambaay dana ñaaw ci ñoom ak ci seeni bërëbu liggéeyukaay yeneen i liggéeykat di ña nekkoon ca ama Sénégal ak it ca SIAS ajjuma la ñu fas yéene amal doxub ñaxtu nguur gi la ñu bëgg mu fay leen la mu leen ameel ci koppar ndaxte ñoom nee ñu daal fi mu ne nii njaaxare ñeel na leen. coow li liggéeykat yi nekkee ci fan yi ña doon jànge ca FASTEF promotion 2013 desuñu ci gannaaw ñoom it yëkkati nañu seen i kaddu ne la leen Macky Sall waxoon daal la ñu bëgg ñu jëfee ko maanaam ñu recruter leen tey la ñu xëy toogaanu jëwrin gi leen jaboote xëyum ndaw ñi nga xamante ni Macky Sall la mu ca namu moo di recruter lu toll ci juróom-benn fukk ak juróomi junni ci ay ndaw wàllu wàcc jàngalekat ya am du ay recrutement yu ñu programme ba noppi waaye ay poste yu bees la leeral yi ci biir xibaar yi comité provisoire bi ñu taxawal ñeel commission bi séntu weer bi ñetti nit ñoo koy coordonné mu dib dogal bu ñu jël ni ki démb ci biir xibaar yi daañu leen gën a xamalante ak ñoom ndax nit mën naa woor ba pare dem di ñàkku rawatina ci jamono yi bi ñuy xeex mbas mi li ci ay imam wax dafa xaw a wute am nañu ne lu mën a nekk la yàqul dara ci koor gi am ñu ne ñàkku ci weeru koor dafay yàq koor xibaar bi ti réew daañu ci ànd ak Georges Déthié Diop tàggat yaram Cheikh Tidiane Diagne yéeni kay ak Alaaji Assane Gueye gis-gis ak RFM tey la bés bu ñu jagleel wér gi yaram mbas mi bu dul urgence bi gën a rëyit bokk na ci plan de riposte nguur gi la ñuy waxtaane Aliou Ba mu faree ci machine yi mbokk yi nuyu na leen rafetlu seen ànd ak rajo Futur Média xibaar yi ñu doore kook toggaanub ñaxtu bi nga xamante ni liggéeykat yu Voile d'Or ak it yu Monaco plage moom la ñu xëyee ni ki tey jii ñu ñuy ñaawlu nag mu ni seeraayu redevance yu port yi ndaxte dem na sax ba toll ci téeméer ak juróom fukki millions ñu ne nag loolee buñ ci jógul du baax ci ñoom du baax ci seen këru liggéeyukaay rawatina ci jamono ji nga xamante ni crise sanitaire bi tax na ba ay këru liggéeykaay yu bëri di sooxe kenn ci ñoom Ibrahima Diémé la wuyoo moo yore seen kàddu ñu teewlu kook Salimata Aw déjà jox nañu mission demeure bi nga xam ne loolu kuy location léegi sax doo ko tegu loolu waxatuma la société vraiment ñun ñu ngi ñaan monsieur le président de la république li nga wax ñun foofu la ñu tënku ñi ñëpp ñuy taxaw ni man bu may commencé fii booba 10 ans laa am maa ngi ni am na 40 ans et poussière fii la ñu xam fii la ñuy dundee ñii taxaw ni sama gannaaw yëpp mun nañu def leneen mun nañu def banditisme mun nañu agressé mun nañu dem def n'importe quoi mais comme dëkk bi dëkk yoonu la ñun dañu bëgg a tegu ci yoon moo tax ñun ñu fonk suñu liggéeykat bi suñu liggéeykaay ngir yàlla pour na bàyyi ñu liggéey ñun sàcc ñu fenn nu ñu wurujuñu ku liggéey daan doole am ñun ay doomu réew mi lañu yor ay njaboot yor ay mbooloo ci gannaaw xoolal li nekk suñu ma gannaaw yëpp ku nekk am na lu bootu sa gannaaw bu ñu la jëndee te ñu tëj sa kër ngir yokk fan la ñuy jëm day gën a yokk semence bi président moo taxaw nee na teg naa nangam fan yi passé pour sonni ñu liggéey bu ñu bëggee jëndee sonni yooyu ñooñ ci biti kon waxu bi Ibrahima Diémé di ki yore kàdduk liggéeykat yu Voile d'Or ak it yu Monaco plage ma fàttali leen ko tey dañoo xëy amal ab toogaanub ñaxtu yeneen i liggéeykat yu yëglu di ña nekkoon ci ama Sénégal ak it ca SIAS ñoom ñu ne gannaaw ëllëg ajjuma daañu amal doxub ñaxtu ci ngoon gi la ñu bëgg nag moo di nguur gi fay leen seen 4 milliards yi mu leen amel gannaaw ba mu tasee seen kër Madani Si mooy secrétaire généralu syndicat bi leen jaboote kaddu yu mu dénk Alaaji Njogu Jéen kuréel googu tey moo wootee benn marche bu mag le vendredi 9 avril 2021 à partir de 15 heures ñu ngi daje obélisque pour dem RTS donc pour réclamer ñu fay ñu presque sunu 4 milliards muy ci wàllu ama Sénégal ak ci wàllu SIAS parce que boo leen ko fàttali ko président de la République ci campagne électorale yi passé ak Guédiawaye waxoon na solennellement buñ ko réélire dina fay xaalis boobu et ça fait plus de 2 ans li ñu waxante woon yëpp defuñu ci dara parce que Olof Ndiaye dina diggee bor la waaye ñàkk ko def tas yaakaar la et tas yaakaar weesuwul tey ay travailleurs doon liggéey ba dem retraite ñii génn àdduna ñii seen kër tas ñii seen i jabar fay ñii seen i doom jàngeetuñu école ñenn ñi ay yelwaankat lañu ñenn ñi ils sont devenus des monstres parce que mbali mi transformé na leen ñenn ñi tey il ne sait plus à quelle autorité se fier ñun nag en tant que rescapé sunu devoir mooy fexe ba état du Sénégal sàmmonteeg ak yelleefa muy fexe ba fay liggéeykat yi pour que li nga xam ne moom la ñuy laaj depuis des années ñu régler ko définitivement parce que situation bi yàgg na
te liggéeykat yi sonn nañu ñenn ñi gën nañ àdduna yàlla na leen yàlla yërëm te mëntuñu xaar donc looloo tax ñuy woo képp koo xam ne yaa ngi woon ama Sénégal ak képp koo xam ne yaa ngi woon SIAS nga ñëw ci grande marche pour réclamer sunuy 4 milliards pour que état du Sénégal vraiment respecté ay engagement marche boobu le àjjuma lay doon coow li liggéeykat yi nekkee fan yi nag ñi nga xamante ni ñoo doon jàngee FASTEF promotion 2013 de suñu ci gannaaw ñoom itam yëkkati nañu seen i kàddu ne daal la leen Macky Sall waxoon la ñu bëgg ñu jëfee ko maanaam ñu recruter leen ñu mën a liggéey ni ñëpp tey la ñu xëy toogaanu ministère gi leen jaboote mu di ministère de l'éducation nationale Al Ousseynou Keita di seen coordonnateur ñu déglu ko kàddu yu mu dénk Abdou Diouf Diagne. maanaam fan yu wees président de la république jot na def benn discours muy wane ni dinañ recruter ay jàngalekat ñun jàngalekat yu am seen diplôme depuis 2013 boobu ba léegi juróom-ñetti at ñu ngi toog di xaar suñu affectation maanaam discours bi baax na mais nañ ko jëmmal nañ ko jëfee kaddu président de la république dañ ko nar a jëfee joxe na ay ndigal nañ ko jëfee loolu moo tax ñu ngi interpeller monsieur Mamadou Talla mu jëfee kaddu président de la république mu jëmmal ko maanaam mu recruter ñoo xamante ne seen diplôme ba pare maanaam sortant FASTEF promotion 2013 boo xamante ne lim bu ndaw la mu ngi toll téeméer ak ñeent fukk ak juróom professeur ñuy xaar seen affectation du ñu nangu ñi recruter ñenn ñi bàyyi fii professeur yoo xamante ne am nañ seen diplôme ba pare loolu moo tax ñu ngi koy interpeller directement monsieur le ministre jëmmal defal matérialisation diggé président de la république en recrutant immédiatement les 145 professeurs ñoo xamante ne ñu ngi xaar seen affectation boobu ba léegi juróom-ñetti at. kon Al Ousseynou Keita njiitu réew mi moo ko wax ci discours à la nation bi mu doon def ñetti fan ci weeru avril ñu ne daañu recruter lu toll ci juróomi junni jàngalekat lim boobu dafay ñëw dolleeku ci 3000 yi nga xamante ni xibaaroon nañu ko ba noppi ministère gi ñu dénk njàng mi nag daal di ci andi ay leeral ne lépp dana tege ci yoon Koumba Sandiane Faye. ay acteurs syndicats yi ngànk njàng mekk njàngale mi di ñaawlu manqué waayub jàngalekat yi ci booy xool limub ndongo yi yokk at bu ne am solo lool ñu jàpp ne li koy mën a saafara moom mooy jëlaat yeneen jàngalekat ndax manqué waayub ñooñee moom moo tax léeg-léeg ñuy tëjëb l'école wala di ñàkk a def yenn ci cours lu ñeel juróomi junnipp jàngalekat yu yees xamante ne dañ koy toftal ci limub FASTEF école normale ba woon ñooñee aajewul ñuy def concours ngir seen recrutement dañuy jaar ci xarala yu yees yi daal di joxe seen dossier mu doon ab quota bu wuuteek bu FASTEF bi woon nga xamante ne da ngay amal concours xibaar bi ki ñu ko jox di Mouhamadou Moustapha Diagne mi yor kaddu boobu lépp ministère. ñuy leeral ni recrutement bi duñ ko def par voie de concours waaye dañuy présenter dossier en ligne semaine dina yónnee benn lien pour ñu bëgg a candidater yëpp candidater. ana ban xeetub contrat la ñuy am ñoom juróomi junni jàngalekat yu yees yooyee ñu bëgg a recruter moom mi yor tàggatu gi ak communication bi ci boobu lépp ministère ba tey di leeral. que métier enseignant léegi képp ku ciy dugg contractuel ngay commencer boo amee maintenant sa diplôme professionnel nga déposer sa dossier d'intégration pour ñu reclasser la ci corps fonctionnaires yi wala décisionnaires yi. lu ñeel ba tey juróomi junni jàngalekat yu yees yooyee ci ay xibaar yu leer te wóor ñu ngi ñuy xamal ne ñi nga xamante ne dañ leen tàggat ba noppi ci SNEIPS bu Thiès ak ci FASTEF génne woon ci formation payante bi te ba ne nii amuñu woon xëy ñooñee la ñuy daal di gën a bàyyi xel. Koumba Sandiane Faye université Sine Saloum lu toll ci ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak juróom-benn bachelier yu bees ñoom nag daañu leen yóbbu ci UFR ya ca Fatick li ko dalee tey jii ci àllarba gi waaye nag amical ba fa boot étudiants yi daal ne ñu njàqare lañ ca amee ndaxte dañuy ragal ne duñu am fu ñu dëkk maanaam duñu am dëkkuwaay rawatina ci Fatick bi nga xamante ni daal njëgu luyaas bi dafa seer te ñoom étudiants yooyu le amuñu koppar ngir mën ko fay. daañu ci ànd ak Aminata Goudiaby si suñu yeneen jotaayu xibaar ñu wax ci wàllum mbéy mi secteur la bu am solo boo xamante ni mën na lijjanti ñàkkum xëyu ndaw ñi loolu nag di option boo xamante ne nguur gi jël na ko ñu bëri di ko rafetlu ca UFR agronomie bu université Gaston Berger bu Saint-Louis waaye ka ko jiite daal nee na fekk lépp luy formation daal ñu def ko ci niveau yi yëpp bañ a beddi kenn professeur Papa Madilake Diédhiou di directeur UFR agronomie bu université bu Ndar mu ngi ci sàkku autorité yi ngir rek lépp jaar yoon te financement yi ñu jox ko ña ko gën a yellool Mohamed Nabi Sila. fexe ba suuxat lépp loo xam ne aju na ci wàllub xëyub gone yi jaaka ci wàllub mbay mi lu mën a nekk la suñu dégloo kàddu yu jógee ci boroomi xam-xam yi nekk ci université Gaston Berger bu Ndar professeur Papa Madilake Diédhiou di directeur UFR agro yokku ci formation bu yaatu lañu war a amal ci fànn wile tijji ko ci ay ndaw yoo xam ni seen diplôme kayewul lool
COP laay dooree COP BFM ak mu mun a toll am na ay métiers ciblés yi nga xamante ne bu ñu leen ci formé li ci dem entre une semaine ak ba quelques mois dañuy opérationnel mbirum yarum jën chaîne de valeur la parce que am na ay métiers yu ndaw yu ne ci biir yi nga xamante ne bu ci nekk nit mën na ko def ba nga am ci ay revenu métier wu élevage boo demee depuis aviculture dem ci ay production de lait ak yooyu ba ak ay production de fromage ñu dem ba ci transformation foofu tam bëri na lu ñuy proposé xale yi horticulture ba ci transformation bi ci biir yëpp am na. yaatal bu nu mel sax dafa war a ànd ak financement bu am solo bu ñu jagleel ndaw ñi nga xamee ni dañuy yëngatu ci lu nu mel ngir moytu def ci koppar gu amul njëriñ. Sénégal en réalité suñu structure fonctionnement j'allais dire administratif moo doy waaroo par rapport au financement yi nañ koy defee dafa inadéquat et aussi du point de vue de l'encadrement aussi nous n'avons pas toute la cohérence qu'il faut loola tax fu mu toll nii il faut que ñu ànd si ak sérieux bu mot sëkk yi nga xamante ne dafay dem depuis financement jusqu'au suivi de leurs entreprises waaye loolu aussi ginnaaw il faut que mu am système bi nga xamante ne dafay auditer. professeur Diédhiou sax daal di artu nguur gi ci lépp loo xam ni aju na ci wàllu financement politique yoo xam ni du amal njëriñ ndaw ñi te du indi lenn lu bees ci xeex goo xam ni dañ koy def ñàkkum xëy yi. RFM ci Ndar Géej Mohamed Nabi Sila mbéy mi secteur bu am solo la bu mun a lijjanti ñàkkum xëyu ndaw ñi waaye it aquaculture mu di yarum jën lu mën a nekk la mën na xeex lii di ñàkkum xëyu ndaw ñi loolu nag moom mooy gis-gisu directrice wu ANA di agence nationale de l'aquaculture docteur Tening Sène nee na li mu bëgg kay ci jamono ji mooy ñu gën leen a dooleel ay moyens yu ñu liggéeyee kaddu yi mu ngi ko yëkkatee sa Sédhiou gannaaw ba mu demee rek seeti woon la fa ANA def ñu teewlu kaddu yi mu dénk Max Euclide Kamfani. D'abord dañuy rafetlu président de la République décision bu mu jël pour jël 350 milliards pour financer ndaw yi financer leen ay xëy ak ay entreprise di wax aussi di fàllite moom 2014 ci secteur yi mu tànnoon pour am ay emploi xëyum ndaw lu dul bureau donc aquaculture da cee bokk mu ne léegi man bëgg naa d'ici 2023 aquaculture mën a générer lu mat 20 000 emplois keroog it conseil ba le 31 mars fàttali na que aquaculture dañ ko war a gën a jëmal ci xëyum ndaw yi donc loolu ñu koy rafetlu donc di wax nag mën nañ ci def wàllu bu rëy ci kaw tey déjà ñun ñi nga xam ne suñu wàllu mooy bu président waxee loolu bu ñu xëyee rek dañu def benn réunion technique ne lañ la ñuy defee benn programme spécial pour jox ko gouvernement bi pour que financement bi ñuy waaj ñu mën ci dugal aquaculture bu baax a baax pour ni ko président bëggee mu doon une activité boo xam ne dina baax ci xëyu ndaw yi mais aussi dina baax ci ñoo xam ne dañuy dëkk ci napp te amatuñu jën yu bëri donc loolu ñu ngi ciy liggéey bu ñu paree nañ ko jébal suñu kilifa ministre de la pêche pour mu gën a gaaw mooy comme ni ma ko waxee tey bu ñu defee ay programme yu ndaw yu xarañ jox ko état bi def ci moyens yu doy ñu dem exécuter projet yu partenaires yi nga xam ne ONG yi comme maa ngi fàttali bind nañ coopération belge coopération espagnole coopération allemande coopération italienne yëpp bind nañ leen pour ne leen dañu def ay projet yoo xam ne dañu bëgg defar ay ndaw ci gox-goxaani Sénégal yi ay projet ci aquaculture ba jébal leen ko partenaires yooyu buñ ci jàppee financé yooyu projet état bu génnee fonds am 350 milliards jël ci yu takku jox ko aquaculture ak ñeneen tey loolu buñ ko defee aquaculture dinañ ci am luñ ciy xaar ci résultat wu xëyu ndaw. mu nekkoon docteur Tening Sène fukki simili ak ñett moom moo bootu ci benn waxtu neskis ñu wéy ci xibaar yi. ak RFM kumpa jeex na. ñu wax ci feebar bi di mbas mi ak natt bi nga xamante ni def nañu ko ni ki tey ji Sénégal am na juróomi nit yu ci ñàkk seen bakkan ni ki démb mu di nag décès yi dafa dellu siwaat gannaaw week-end pascal bi nga xamante ni daal amuñu woon décès waaye li mupp ñi nga xamante ni ñoom ñoo amee doomu jàngaro ji mu ngi wàññeeku ndax ci juróom-ñetti téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-ñaari test yi nga xamante ni def nañu ko fanweer ak juróom-ñaar ñoo ci dellu si amee doomu jàngaro ji fukk ak ñetti cas contact ak ñaar fukk ak ñeenti cas ay cas communautaire. campagne vaccination bi nag ba léegi mu ngi wéy waaye nag ragal nañu ne ak koor gi nii rythme bi dana wàññeeku laaj bi sax mooy ndax nit mën na woor ba noppi dem di ñàkku loolee nag ay imam ñu seen xam-xam màcc ci wàllum diine ji lañ ci jox kàddu waaye la ñu wax daal dafa waroo am nañu ne waaw lu mën a nekk la am ñu ne déet woor ñàkku day yàq koor daañ ci ànd ak Awa Mbay fileek xibaar yi di buur ñu wax ci cérémonie bi nga xamante ne ñu ngi ko doon amal ngir dalloo ay jumtuwaay mu jëm ci prise en charge xale yi nga xamante ni dañuy xale yi juddu mu di matériel bu am solo bu ONG benn ONG moo ko jox ministère de la santé ay matériel yu bari daal ñu ngi ci ngir xale daal bu juddoo la ca waru nay prise en charge nu mun ko toppatoo Nafissatou Sylla teewee woon na ko.
Vous avez une très bonne saturation. Et puis en même temps ça vous capte votre fréquence cardiaque. jumtuwaay bi le nag mi ngi tudd oxymètre de pouls li muy jëriñ mooy fexe ba xam ci bu liir bi juddoo yenn feebar la war a mën a indaale jaaxale ko ci yenn signe clinique muy ab boîtier bu ñu daal di lëkkaleek benn tablette professeur Ousmane Ndiaye di ñu gën a xamaleek jumtuwaay bi le appareil bi dafa am benn partie boo xam ni moom la ñuy résultat yi di apparaître partie boo xam ni te ànd ak buum boobu moom la ñuy mooy capteur bi moom la ñuy teg ci loxo xale bi mu am feebar wala mu bañ a am feebar mu bañ a niru ko am feebar am bañ dana wone ndax xale bi dafa ñàkk oxygène wala déet. ministère de la santé et de l'action sociale nag moom rafetlu loolu initiative bi le ba sax fas yéene amal ab phase expérimentale ci région bu Thiès Alassane Bang di secrétaire général bi. ñu tànn ci toll ci juróom-benn fukki ay poste de santé mais bi ñuy tànn Thiès nag dañ ko am dafa am fu ñu ko wéer Thiès dafa nekk région boo xam ne at a ngi nii mu ngi doxal ay projet ci li ñuy wax expérimentation acteurs yi nga xam ne ñoo nekk ci région de Thiès bi ñu bëri formé nañ leen déjà ci lu jëm ci sàmm wérgu yaramu xale yi. ONG PAF nag moom bi suuxat projet bi le dugal na ci lu jege $1 milliard ci suñuy koppar mu jàpp ne nag fas naa yéene lawal ko lu jéggi sax 2023 ci yeneen région yu Sénégal yépp Aminatou Sarr. ñun suñu mbëbët daal mooy ñu commencé lii wane ne que introduction bi ñuy def te outils yu nga xam ne yomb na mën nañ ko dugal ci système bi waaye njëriñ gi muy am romb na xaalis boobu ñu foog ne moom lañ ci dugal pour que ñeneen ñëw indi aussi seen i ay moyens. jumtukaay yi la nag dina tax ci bépp bërëbu fajukaay ba yi ci gën a ndaw ñu daal di mën a amal prise en charge bu gaaw bu bépp gune rax ci dolli dana bokk ci loo xamante ne dina xeex li ñu tuddee mortalité infanto-juvénile. Nafissatou Sylla ñu dellu siwaat ci Awa Mbaye gannaaw ba mu waxtaanee ak ay kilifa diine ba xam ndax nit mën na woor ba noppi dem di ñàkku lañ ca wax dafa xaw a wute ndax am na ñu ne waaw am ñu ne déet. anna sawma yafsudu bi maa yadxulu fil jawfi laa bi maa yaxruju ka dami wal qay. lii di ay kàddu ko borom xam-xam bi di Ibn Abbas Imam Matar Ndiaye di ko tekki. Ibn Abbas daf nu nii lépp loo xam ne dafay dugg di tabbi ci jëmmi doomu aadama bi ak fu mu mën a jaar moo xam ci bët yi la wala ci bakkan yi la wala ci nopp yi la neen loolu dafay yàq koor. li mu ci tënk moom Imam Matar Ndiaye mooy ñàkk dafay yàq koor ndax dafay dugg ci biir yaram bi. waaye lépp luy dugg ci jëmmi doomu aadama bi rek moo xam collyre la moo xam perfusion la moo xam injection la moo xam vaccin la loolu dafay yàq koor ba tax na bu nu sukkandikoo ci loolu kon vaccin wax dëgg yàlla képp koo xam ne da nga woor ba bëccëgu weeru koor ngay vacciné wu sa koor dog na la war mooy bu koor yi jeexee nga fay bis boobu kon boo vacciné ci bëccëgu weeru koor wax dëgg yàlla jàppal ni sa koor dog na mais da nga koy continuer bu koor gi jeexee nga fay bis boobu. benn laaj bi beneen gis-gis bu wuute di bu Imam Saybatu Mbay moom li mu tënk mooy lii ñàkk yàqul koor. koor moom di ñàkku loolu yàqul koor ndax du loo xamante ne dundala ci yow wala lu lay nàndal la kon kooku borom xam-xam yi dëppoo nañ ci ne yàqul koor donte le am nañu ci wute maanaam ñi ëpp dañu ne yàqul koor te yàqul koor li ko doon yàq mooy nit ki di perfusé wu yooyu day yàq koor waaye lu mel ni vaccin moom wax dëgg yàlla kooku yàqul koor mën nañu ko def du yàq dara ci programme bi nga xamante ne ñu ngi ko doon def. Sénégal di wëyal campagne am bi jëm ci ñàkk mbas mi waaye weeru koor gi boo moywul yëngu-yëngu yi dina wàññeeku bu dee ñenn ci askan wi téye nañu seen bopp jëm ci ñàkk bi. Awa Mbaye comité provisoire bi ñu taxawal ñeel commission bi séntu weer wi ñetti nit ñoom ñoo koy coordonné bokk na ci Ahmadou Cissé Ndiégène Mohamed Bouchra Dieye ak kii di Oumar Diène mu dib dogal ba nga xamante ni démb la ñu ko jël ginnaaw waxtaan bi ñu seqoon nag ministre gi ñu dénk kaaraange biir réew mi ñu leen dina taalal nag ñoom ñetti ñëpp xam ku ci nekk yaay kan ànd ceeg El Hadji Ndiogou Diène. ci ñett ñi moom lañ gën a xam ndax li ñu koy gis ak di koy dégg ci rajo ak télé yi moom imam Oumar Diène nekk secrétaire général bu association des imams oulémas du Sénégal ak tam ku jege woon lool ndam si yàlla Mourchid Iyane Thiam. imam Oumar Diène chirurgien dentiste la spécialisé wu ci wàllum prothèse dentaire mi ngi amee lijaasaam ca Montréal ca Canada am na ñaari laboratoire de prothèse yoo xam te ne moo ko moom tam benn cabinet consultance islamique bu yëngu ci wàllum ndono wàllum sëy ak waajal sëy ci diggante ñoo xam te ne bokkuñu diine yemul foofu ndaxte imam Oumar Diène am na tamit agence de voyage ak de tourisme religieux moom mi nga xam te ne doomu bàjjenu imam Maodo Sylla la nekkoon fii imam ratib bu grande mosquée bu Dakar coow toppoon na ko fi ci wàllum yoon taxawoon sax ñu tëjoon ko fi kaso ci mbirum cantine yu centre commercial bu grande mosquée bu Dakar benn société privée bu yëngu ci wàllum tabax toppoon ko ci xaalis geneen coow gu ko toppoon moom imam Oumar Diène di
tukki bu ay ilimaanu Sénégal amaloon ca Israël ci atum 2014 ci invitation bu gouvernement bu Israël la loolu xewoon jamono joo xamante ne Israël ak Palestine ñi ngi ci xiiroog ngaayoo keneen kii di xëccoo ngir jiite commission bi saytu weer wi di Mohamed Bouchra Dieye moom nag docteur la ci wàllum science islamique amee lijaasa ca université Al-Qadi Ayad bu Marrakech ci réew Maroc moom professeur université la nekk tam formateur bokk ci ñi tàggat maître arabe yi ca CRFPE bu Tëngéej docteur Bouchra Mohamed Dieye doon na def tam ay émission diine ci rajo Sud FM diggante 1996 ba 2000 moom nag nekk jamono ji secrétaire général association des écrivains en langue arabe waaye itam bind na ay téere yu bëri yu mu jagleel wàllum doctrine acharite moom Bouchra Dieye bokk ci ñi xalaat taxawal commission buy seetu weer wi keneen ki des nag di Amadou Cissé Ndiégène moom nag xamuñu lu bëri ci moom li ñu mën a wax rek moo di ne bokk na ci njabootu Ndiégène bu Thiès di njabootu El Hadji Ahmadou Baro Ndiégène moom Amadou Cissé Ndiégène nekk tam président conseil d'administration bu centre de recherche histoire culture et art islamique mu nekk nag ki teewal njabootu Ndiégène bu Thiès ci commission bi seetu weer wi ay at a ngi nii. RFM bitim réew. Georges Déthié Diop nu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Barthélémy. acca ñu tàmbalee kook Sahel bi wax ci wàllum ak ak yelleef doomu aadama yafa rapport bi nga xamante ni daal Amnesty International génne na ko nee na mbir ma jéggi na fa dayoo. kuréel gi xeexal ak yelleefu doomu aadama nemee ko ci atub 2020 ay ñaawteef yu bëri yi nga xamante ne droit international daan na ko ca Mali Niger ak Burkina Faso torture naka noonu ñi faatu ca kaso ak doole yi nga xamante ne ñi yor kaaraange ñu ngi koy jëfee ci yenn manifestation yi ak ay nit ñu ñuy faat jaareluñ ko ci yoon waaye li gën a doon jafe-jafe gi ca Sahel moo di du ñu topp mbir yooyu yëpp ca yoon leeral yeeg Ousmane Diallo gëstukat ci Afrique de l'Ouest ci Amnesty International. gis na lu xew Mali daaw maanaam coup d'état bi am manifestation yi bu ñu demee dem ba tàng jër noonu armée bi daa intervenir dakk gouvernement bi gis nga yaay une semaine Niger président bu bees muy Mohamed Bazoum 2 jours avant buñ koy investir am na benn tentative de coup d'état bu ñu wax bu am Niger donc mën nañ ne si dëkk yooyu noonu gouvernement bi dañuy bàyyi xel armée bi même su fekkee armée bi mi ngi def naka sulu noonu duñu sañ a dem ne dañ leen di atte wala dañuy xool nu ñuy conduire opération militaire yi te loolu tamit am na ay conséquences relation entre waa dëkk bi ak institution militaire bi parce que su fekkee nit ñi dañuy gis institution militaire bi da leen di nootal da leen di mugal seen xel dina ñaaw suñu waree engagé ak institution militaire bi wala ñu waxtaan si ñoom si mbirum sécurité donc am na benn problème de volonté politique boobu noonu mais am na tamit problème de capacité institutionnelle ak ressources humaines da ngay gis ay dëkk comme Mali groupe armé yi ñi ngi présent ci bët gànnaar ak penku bi ak si digg réew mi te foofu noonu yëpp am na lu ñuy wax problème mu delloo ci administration publique maanaam justice bi nekku fa ak administration publique bi nekku fa te loolu su fekkee loolu dafa am indi fa justice day xaw a metti parce que man waxtaan naa ak benn attekat boo xam ne centre du Mali la nekk mu may expliquer ne ma ñun région bu ñu nekk par exemple région de Gao juge yu nekk ci différents départements yi ñoom ñëpp ñi ngi bokk benn building ci dëkk bu ñuy wax Gao ba pare ñi ngi am ñaari oto pour 7 juges yoo xam ne ñooy ay présidents de tribunaux ou bien des procureurs problème yooyu day tax ba juge yi sax du ñu am moyen def enquête suñ ko amee mën nañ ne ñaawteef am na fii justice war na àtte mais juge yi ak institution judiciaire bi du ñu am moyen pour dem fa parce que sécurité amu fa du ñu am moyen pour dem fa parce que amuñu ay matuwaay yu ñu fay demee comme ay oto yooyu yëpp ay problème la. Diallo ci micro Anna Rocha ci lancement bu rapport 2020-2021 bu Amnesty International. ñu wax ci génocide bu Rwanda boobaak léegi am na ñaar fukki at ak juróom-ñaar tey la bésub anniversaire bi. ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru avril 1994 la door génocide boobee waa mbootaayu xeet yi xayma ñi ci ñàkk seeni bakkan lu ëpp gën kaa tuuti million ci doomu aadama ña ci gën a bëri nag ñoo di Tutsi at gi nag commémoration yi dañ koy. defee du bëri xumbite wala boog du bëri ay cérémonie ndax mbas mi mbir mi nag tënkook wala boog tombeek benn étape bi nga xamante ne diggante France ak Rwanda am na jéego yi nga xamante ne dox nañ ko ci ndax publication rapport bu commission Duclerc ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru mars gi ñu weesu rapport boobee ne responsabilité bu François Mitterrand njiitu réew ma woonte génn àdduna ak cabinet militaire am
responsabilité boobu am na ci génocide bu Rwanda rapport bi ne France maanaam daal fautive la waaye du complice. ci weeru mai gi ñu weesu ca banlieue bu Paris ni ñu teg loxo Félicien Kabouga ñu jàppe woon ko ni moom moo doon financé génocide bi am na ay jéego yi nga xamante ne tax na ba diggante France ak Rwanda gën ratax ca Congo cour constitutionnelle dëggal na élection bu Denis Sassou Nguesso gantal recours en annulation yi nga xamante ne ñetti candidats yi bokk ci ku jóge yóbbu woon nañ ko ca cour constitutionnelle délibéré bi ne Denis Sassou Nguesso téeméer xob yoo jël ci élection présidentielle bu ñaar fukki fan ak benn ci weeru mars gi ñu weesu moom moo am juróom-ñett fukki ak juróom-ñett yu toftalu as tuut ni ñu dëggal victoire am bi nag Denis Sassou Nguesso di xaar cérémonie d'investiture def ñeenteelu mandat bu juróomi at premier ministre yu Italie ak Grèce ñu ngi woon démb ca Tripoli ab visite officielle ca Libye ñu daje faak ñi nga xamante ne ñoo di kilifay Libye bokk na ci waxtaan yi nga xamante ne Mario Draghi ak Kyriakos Mitsotakis waxtaan nañ kook ñi jiite Libye jamono ji bokk na ci ay dossiers économiques naka noonu des yooyu jëm ci wàllum kaaraange ak coopération seen réew yeeg Libye ca Turquie lañ koy jeexale ak juróom-ñaari wala bokk ñaar fukki militaire ak ñaar ya woon ñu teg leen daan seen girundun ca kaso ab tribunal Ankara moo joxe dogal googu tey ndax ñu ne seen loxo génnul ci coup d'état manqué bi nga xamante ne amoon na 2016 foofu ca Turquie militaires yooyu nag ñu jàpp ne dañoo def lii di tentative de renversement de l'ordre constitutionnel ak itam tentative de meurtre maanaam jéem a faat njiitu réew ma yooyu yëpp bokk ci yi nga xamante ne moom lañ leen moom moo tax ñu daan leen seen giru dund kaso jërëjëf Georges Déthié Diop Njoko Dial. RFM Sport. Cheikh Tidiane. waaw Ngom maa ngi lay ziar. Diagne noo def. sant yàlla alhamdulilah. tàggat yaram ñu njëkk a wax wàccaayu CAN Beach Soccer. Sénégal nag dana laaleeg Maroc tey ci ngoon. waaw tey ci ngoon lépp ngir waajal li nga xamante ni moom moo di Coupe d'Afrique des Nations bu ñu nama organisé fii ni ci Sénégal ci weeru mai jongante xaritoo googule nag ñett la waaye bu tey gi danañ ko daal di amal fële ca Toubab Dialaw ci stade Ibrahima Ndiaye Chita dañuy daal di déglu Ngalla Sylla mi nga xamante ni moom moo di entraîneur bu équipe bi ñu déglu ko ci yaatal. dañu war a jouer wax Maroc ñetti match mu war a tàmbali tey suba noppal ko ajjuma pour jouer wax samedi muy 3 match yoo xamante ne dañ koy jouer effectivement dañ si remercier sax loolu Maroc bi nga xamante ne nangul nañu ko parce que déjà pour nga trouver un match amical sax contexte bi dëkk bi di pandémie bi dafa métti woon fëggoon nañ porte yi mais après bi ñu ko Maroc nangulee ba nangu ñëw fi di jouer ñoom duñ def du rafetlu ko match yooyu ne dinañu permettre ñun parce que am nañ benn effectif boo xamante ne ñu ngi fii si Rougout ci Toubab Dialaw donc dinañu permettre ñu xool xale yi tourner effectif bi xool nouveaux joueurs yi nga xam ne jël na leen si championnat bi donc xool anciens yi ak nouveaux yi bu leen boole aussi donc dinañu permettre ñu natt xale yi bu baax a baax avant fi ñu jëm beneen bi aussi mooy boobu ba léegi bi ñu jógee Paraguay ba léegi amuñu match international donc tey dinañu permettre aussi xale yi mën a nekk en jambe parce que championnat bi rek moo fi amoon donc objectif bi c'est clair c'est essayer de défendre notre titre donc naam que sax y a 2 objectifs yoo xamante ne tey da nga war a qualifier donc dégg si boo demee final mais comme ñun ñoo jëloon titre bi daaw donc dañuy essayer aussi défendre suñu titre fii suñu dëkk te yàlla ñu ko yàlla may incha allah. mu nekkoon Ngalla Sylla Cheikh ñu wéyal wax nag ci quart de finale Ligue des Champions ñu ngi koy wéyal ni ki tey jii. ci waaw di quart de finale aller yi match bi nga xam te moom la ñëpp di xaar ne tey bàyyi ci xel loolu moo di diggante Bayern Munich ak ñii di waa Paris Saint-Germain moo doonoon affiche finale daaw bu Ligue des Champions gile match nag quart de finale la danañ ko amal ci bu 19h jotee ci ñaari équipe nag am na ñi nga xamante ni daal duñu bokk ci gile jongante ndax wopp bu leen tëral wala gaañu kii di Lewandowski ak Serge Gnabry nekk ca Bayern Munich ñoom duñu football noonu itam Verratti ak Florenzi nekk ci Paris Saint-Germain geneen demi-finale bi 19h diggante FC Porto lay daal doon ak Chelsea bi door Mendy ni ki démb ca ba ñu koy door lii di quart de finale aller yi Real Madrid moom
ak Manchester City jot nañoo am ndam si seen digg ak ñii di waa Liverpool ak itam ñii di waa Porto. Liverpool googule sax ñoom tey jii am lu leen metti loolu ndax dafa am ñi nga xamante ne dañoo nekk ci réseaux sociaux yi yekk lu mel ni xeme kii di Sadio Mané Naby Keita ak Trent Alexander-Arnold nee nañ sax ay kaddu raciste la ñoom nag gannaaw ba ñu waxee loolu mer nañ ba futt nag la ñu bëgg nag moo di lu ni mel mu dal di dakk te sax dal di nañu kon bokk ñaax yenn ci ay réseaux sociaux yi nga xamante ni foofu la ñu jaarale mbir yi ñu fexe nañu traqué ñu ni mel ngir bu ko daal defee daal ñu daal leen identifier teg leen ay daan ci kàddu yu ñaaw yooyu nga xamante ni jël nañ ko teg ci ndodd seen joueur yooyu di Sadio Mané Trent Alexander-Arnold ak doomu Guinée googu di Naby Keita. sport daal bu dajalewul nit waru leen a xàjjal. mi ngi noonu daal. waaw ñu jeexalee wàllu sport bi nga xam ne ñoo ko moom mu di lamb ji. waaw lamb dellu ci combat bi nga xamante ni moo amoon ci diggante Eumeu Sène ak Lac de Guiers numéro 2 ñëpp gis nañ ne combat googu nu mu tëree ba tax na jàpp nañu ni règlement bi nga xamante ni moo tënk lamb gi foog ñu jéem ko tëggaat fexe nañ ko adapté bu ko daal defee daal lu ni mel xëy na dootul amati Mohamed Ali Mouba nag daal dina jox kàddu ñenn ñi nga xamante ni daal seen spécialité ci wàllu sport de contact la ñu déglu ko. Karateka nekk 7e dan spécialiste sport de contact Sën Yatmalou jàpp ni mënul ñàkk foog ñu changer règlement intérieur lamb bi ngir ñu tenir compte réalité yi posé wu ci arène bi. même en judo par exemple judo bu fekkee ne sa adversaire daf la pousse nga génn faute la dañ lay sanctionné donc dañuy seet li judo di def li taekwondo di def li karaté di def li leneen ak leneen di def ñu ne bon dañ ci jël lii intéressé nañu lii intéressé bu ñu ko defee di nga gis ni lamb ji dina neex. yenn tricherie yenn arrangement yi ngir gagner sans nga sonal sa bopp foog ñu dàkkal ko wala sax ñu limité ko pour loolu foog ñu jouer ci ay tableau yu bëri bu ñu sukkandikoo ci Sën Yatmalou. mën nañ def par exemple ñu ne vainqueur bi mooy am 1 million par exemple mais ki ñu gagné 300 000 lay am xam nga loolu boo ko defee dina leen kii dem di bëri dinaa non man du ma ñëw ñu teg 50 millions may am 3 millions di nga gis parce que su amee différence boobu mais bu fekkee da ngay jox kii 50 millions jox kii 50 millions ñu dem mais dañuy léewtoo rek taxaw rek danaan sama yoon nekku si dañ ma jox sama 50 millions maintenant dañuy seet fu ñu la defee avertissement daal si fax 500 000 wala 200 000 wala 300 000 yooyu yëpp mën na ne. waaye nag ndax mun nañ xoolaat mise yi xoolaat yeneen cachet yi ci wàllu woowule Gaston Mbengue nekk promoteur de lutte jàpp ni foog ñu def ci attention. parce que loolu moom kenn mënu ko rek parce que suñuy waxaale ñu en secret la ñuy waxaale kenn tegul coupe bii ngeen di bëree kenn tegul benn cachet ni lii ngeen di bëree xam nga tey ci bëre simple par exemple dañuy teg benn mise fii bëre dóor kenn mënu ci def loolu. mu jàpp ni moom Gaston Mbengue luy mën a régler problème bi mooy ñu xool ci reliquat yi. nañ jël xaalis bi delloo ko genn wàll gi delloo ko promoteur bi mu tëggaat ci yeneen combat pour xale yi genn wàll gi ci des 50% ci des CNG bi tagg ci ay sanctions pécuniaires am après li ci des rek ñu delloo ko mbëri. dana ko jàng dana leen pousser que ñuy bëri ak di bàyyi tricher bi. buñ sukkandikoo ci spécialiste sport de combat yu bëri règlement intérieur lamb ji foog mu dynamique ñu koy xool année bu ne wala ñaari at yu ne te ñu am ci vision globale su ko defee lutteurs yi man ci gis seen bopp waaye amateurs yi ñoom itam. ok kon bokk Ngom fii lañ koy dal di yemale xam naa ba ëllëg rek incha allah. waaw match bi du ngeen ko direct. bu soobee yàlla. bu 19h jotee diggante Bayern Munich ak PSG. ak PSG. voilà ma nga noonu danañ bàyyi xel itam ci. match Edouard Mendy mi nga xamante ma nga ca Chelsea. waaye ñoom tey ñu nga ca Portugal seen diggante ak FC Porto. ok incha allah kon ci kanam. jaajëf Cheikh Tidiane. Comptoir commercial de plomberie du Sénégal CCPS seen gamme Opalia savon de Marseille créole ak Kabirex ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. ñu ànd ak Alaaji Assane Gueye. observateur xëy am gan njiital cantakon yi Serigne Saliou Thioune ci kaw waajalug bëccëgug 17 avril fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru avril di bëccëg gi waajuram Serigne Cheikh Béthio Thioune daje woon ca Taseet ak Serigne Saliou Mbacke Xaadimu Rasul juróomeel xalifuk Cheikhul Xadim di bëccëg nga xamante ni nag mu ne dinañ ko daal di dundal ni mu ware waaye teg ko ci li nga xamante ni mooy ak yamale ak jamonoy Covid 19 gi nu ne am nañ ci it mu ne ndigalu Serigne Cheikh Saliou Mbacke njaboot gi akuk bennoo Serigne Saliou Thioune ne mu ngi ci liggéey bi ngir bennoo googee ci am na ci yaakaar Midinatul Salaam it ñëwaat na ci cofeel gi sëñ Cheikh Béthio Thioune amoon ci bërëb boobee ndax mu ne ndigal tukkee woon ci Serigne Saliou Mbacke ngir def bërëb ba ab village bu bëggoon ko lool daan ko waxtaane ba ci lalu hôpital la mu ne bëggaloon bërëb ba nag wàllum ndox borom bi def ni ci kayuk doom je Serigne Saliou Thioune la fa forage amee ci ndimbalal état Sénégal yoon wi nga xamante ni moo jógee Midinatul Salaam wutali Mbuur it sëñ Cheikh Béthio Thioune bëggoon lool ñu daal di ko defar gi tàmbali na ci loxoy Ageroute réew mi ak fitna ga fi woon it ak bakkani ci rote Serigne Saliou Thioune wax ca ci observateur ba tey tiisoo ko
jaale njaboot yi waaye tënku mu ne nepp taalibe murit nag ci ni ci ku tedd ki waxee ka doxee mu doy ko lool di Serigne Mountakha Bassirou Mbacké. lii quotidien waxtaane courant bi ak jotin wi ba ci ñëpp ci askan wi fi léegi atum 2025 yéene kaay bi ne ngir nag loolee yemb état Sénégal ma nga ci wërug juróom-ñaari téeméeri milliards Le Soleil mel ni ku naan ko avancé nañ ci nag bu baax ndax ci fànn woowee partenaires yi diggée nañu ñeenti téeméeri milliards ak fanweer ak juróom-ñaar La Tribune moom téeméer ak ñeent fukki milliards yi nu def ci projet ngir xëyu ndaw ñi lu ci mel ni Prodac ANPEJ DER lay laaj ndax kuréel yi ngànk wàllu càmbaru koppar askan wi dinañ ko mën a topp ba ca cappaandal ga xam fan lañ ko jaarale ak nunu ko jëfandikoo. Sud Quotidien moom xëy di nit programme bi nga xamante ni mooy bu njiitu réew mi jëm ci wutal ndaw ñim xëy ak anam yi nga xamante ni mooy wàllu emploi fast track yéenekaay bi dikkaat ci jëmu geneen gi président bëgg a jox yenn ci pàcc budget état Sénégal ngir xëyu ndaw ñooñee lu toll ci ñeenti téeméer ak juróom fukki milliards tukkee ci ngir diirëb ñett ci at téeméeri ak juróom fukk ne ay milliards ci at mi di lu mu xamle moom président de la république ci kàdduy 3 avril am yéene bi di ci weer wi rek juróom-benn fukk ak juróomi junniy xëy dal di feeñ ngir ndaw ñi enseignant chercheur bi ca université Cheikh Anta Diop ba teg Sud Quotidien di Serigne Thiam moom ne gëmul mu yomb nag ndax lu waay réussirul ci 9 ans du yomb ci ñetti at Tamba Danfakha coach formateur accompagnateur ci wàllu projet ne jafe-jafe bi njëkk bi ndaw yi Sénégal am mooy dañ dul joti xibaar yi war yépp ci wàllum recruter gi ba ca toppit mu ne ci wàllu tàggat gi ñu bañit di leen ba ñuy tasaaroo waaye ñuy bennoo ko booloo ca boole seen mën-mën ak am-am Tamsir Faye njiital ANPEJ moom jàpp ne jafe-jafe bi bokk na ca kuréel yi nga xamante ne ñoo yittewoo xëyu ndaw ñi ku ca ne da nga toog sa ruq moo tax mu ne xalaat ak taxawal guichet unique ci diwaan yi xalaat bu am solo la bu ko defee ñu dajalee lépp Tamsir Faye gis ne état bi war na jokkoo ak ñi nga xamante ni ñooy PME yu sérieux yi nga xamante ni ñoom ñu ngi taxawali xëy ñu des ak ndaw ñi ak yéenekaay bi di L'As mel ni ku leen di tiital ak ngóor jigéen ndax ñu ne États-Unis yëgloo tina ci wàllu àq ak yelleef ak dagandalu ngóor jigéen waaye ci yéenekaay bi Mamadou Salif Sow kilifa ca ministère de la justice mu ngi cay xamle ni président de la république la mu leen waxloo fu ne dénk leen ko mooy ne fii ci miim réew Sénégal dee su fi masa daganal mbiru ngóor jigéen Le Quotidien moom Casamance la wutali tey ak trafic gi ñeel wàllu ëkki garab ya fa ak xeex bi ci fànn woowee ñu gis ne juróogul lu bari ca saay-saay sa koy def nag dafa mel ni Gambie la ñuy làqu ji ca ñaari état yi ñu ne muy Gambie di Sénégal mel ni ñu ca amul pexe Sénégal it amagul pexe ci yamale ci wàllum suuf enquête ne ay suufi xare kay ñoo fi ne réeroo suuf guddi réeroo suuf bëccëg ministère intérieur kese jot na ñetti téeméeri dossiers yi réeroo suuf ci réew mi yéene kaay bi waxit ci dossier njaayel bi ñu ne tudd nañ ca Franck Timis ca dossier bi ci seen gis-gis gën a tis lool sax bu ndenge leer ba fi woon forum civil moom ci Vox Populi koppari askan wi ñenn jalkati ak lu ko mën a dab-dabaat lay wax ci anam yi wér moo tax ñu yittewoo taxawalu parquet national financier forum civil ci yéene kaay bi di ñëwaat nag ci ñi war a séq boobu parquet national financier maanaam ñu xereñ ca sell ñi war ci place yi war source a xëye Abdoulaye Sylla doomu Sénégal la ñenn ñi ne jege ñaale président Sall ak soxnaam soxna Marième Faye Sall moom milliardaire bi nag yéene kaay bi ne du saf ku gàddaay ab diire ngi ci États-Unis ak njabootam kenn ci jege ñaaleem ci yéene kaay bi de mooy yey ndax état bi ci seen wàllu bopp jaaree ko ci Descos ñoo xëy rek bis dem toji këram gu ne woon ci village mangrove ñu ne xëy na ci États-Unis dina fa am jàmm ne foofee état Sénégal du am mëninu màbbal këram dañuy des ak source a waaye ci wàllu politique bi yoon ñuy dalal professeur Ibou Sané mu ne moom bu nu xëyoon dàq élection législative yi du ko bett ci nag opposition bi la mu koy digal mooy mu moytoo tàbbi ci ndëgg sërëxu boppam di tawwee ka sàkku audit ak càmbaruk fichier ca xam ne càmbar googee day laaj temps ne experts yi duñu ko parax-paraxee ngir bañ ñoom it ku leen ŋàññi ëllëg sport gi sunu làmb xëyee face à face ga woon Ama Baldé Modou Lo mujjee ci làmb ju tas ay grenade lacrymogène tension fu ne xew ba yàqu Diène Kaïré moom gàcce ngaalaama moom bàyyi ja Boy Kaïré ci sunu làmb di xamle ne léegi ña muy visé mooy mbëri ci kaw. Comptoir commercial de plomberie du Sénégal CCPS seen gamme Opalia savon de Marseille créole ak Kabirex